te lii yëpp responsabilité am la parce que lii am ci réew mi yëpp tey bu ko neexoon du am situation bi ñu nekk tey mënoon na ñàkk mais parce que moom moo nekkul ku baax moo tax ak ñi mu àndal di ko jay lu ko waral mooy bëgg a maintenir ci nguur gi bëgg a éterniser wu ci nguur gi bëgg a jalgati constitution bi nga xamante nii daf ko wax na ko nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs te moom moo ko révisé woon en 2016 mu bëgg ko jalgati ndax bëgg a éterniser wu ci pouvoir bi ndax ñi mu àndal di ko jay naan ko da nga war a toog ci nguur gi parce que yow doo moromu gars yi Sénégal yaa fi man di ko jay te ñooñu ñëpp di ko jay lu tax ñu koy jay mooy dañoo bëgg a toog ci nguur di am ay avantages di am ay privilèges nguur ñu leen di wax monsieur le ministre monsieur le président monsieur le directeur général monsieur le PCA loolu rek moo leen neex bu Sénégal doon tàkk seen yoon nekku ci nañ nekk ci nguur gi rek voilà kon yéen ñi nga xamante ni yéenay jéem a envoyé nit ñi ay message ak nit ñi di commentaire ngeen dugg ci seen ay commentaire naan da nga leen di jéem a terroriser man kenn mënu ma terroriser kenn mënu ma intimider su fekkee ne ay guerrier ngeen da ngeen di bàyyi ba jàkkaarloo ak nit ñi ngeen su ngeen amee lu ngeen di wax ko nit ñi mais pas ngeen nekk ci réseaux sociaux yi di jéem a napp nit ñi foog ne yéen mën ngeen tax nit ñi noppi Sénégal kenn moomu ko suñu waree wax dañuy wax ba mu neex ñu argument bi ngeen am nag benn rek la te loolu sax du argument mooy yéen extérieur ngeen nekk di wax pour réew mi tàkk est-ce que mas ngeen dégg une fois man ma wax ne nañ taal réew mi ki taal réew mi kañ ak ki ko bëgg a taal xam nañ ko mooy le président Macky Sall moom moo ñëw ñu fal ko démocratiquement mu ñëw toog di terroriser nit ñi di jàpp nit ñi di leen tëj kaso di leen jaay doole ba pare na opposant du am Sénégal loolu moo waral situation bii ni ñu nekk tey nii xam nga Ousmane Sonko tey affaire am bii nii même bu doon dëgg la luñ koy jiñ mais est-ce que jaroon na tey assemblée nationale ak ñëpp jóg pour bëgg a profité ci occasion bi pour toroxal ko pour yàq àddunaam parce que moom seen opposant radical la te Ousmane Sonko masul génn attaqué Macky Sall personnellement ci vie privée wala benn ministre wala qui que ce soit ci gouvernement bi moom su génnee lu muy wax mooy intérêt général l'intérêt du Sénégal ci loolu lay wax su Mamour Diallo sàccee 94 milliards Ousmane Sonko ne Mamour Diallo a volé non 94 milliards en collaboration avec Tahirou Sarr su fekkee dañoo signé contrat yu bon Ousmane Sonko dafay génn na contrat yi ni ñu ko négocier baaxul Sénégal daf ci perte bu demee assemblée nationale taxaw fa dafay défendre l'intérêt du Sénégal l'intérêt des Sénégalais parce que xam na ne Sénégalais yi ñoo ko yóbbu assemblée nationale c'est un représentant du pays bu demee foofu dafa war a jouer rôle am léegi nag comme ñu ko seqal ay bandi lañ ay woyu lañ ñoom nguur nu ñu ko jàppee mooy gâteau la dañ koy partager xam nga bu ñu accéder au pouvoir sàcc la ñuy def enrichir seen bopp ak seen ay xarit ku leen ko nar a xañ nag ñoom ennemi lañ lay def te pourtant Ousmane Sonko mënoon na bañ a nekk yéen seen ennemi ba ngeen di egg moom fii nii ba koy booleeg ay jigéen benn xale boo xam dafa vulnérable xamul dara ci àdduna pauvre ba bëgg a dee pauvreté moo tax mu dem ci ay salon de massage dafa liggéey ñu koy fay ay 40 000 ngeen utiliser xale boobu noonu contre Ousmane Sonko nga xamante ni il devient une autorité morale Sénégalais yu bëri tey jii boo jëlee ñu ëpp ci Sénégalais yi tey Ousmane Sonko lañu àndal popularité bu mu am Macky Sall amu ko Macky Sall il n'est plus populaire fu mu nekk nii Ousmane Sonko moo gën a populaire ci képp koo xamante ni yaa nga Sénégal di def politique te loolu il faut le reconnaître waaw koo xamante ni nag tey jii bu élection amoon tey ñu jaarale ko ci yoon mu gagné au premier tour 50 et quelques pour cent soo ko amee gagné nga au premier tour mooy majorité bi ñoo la fal majorité des Sénégalais ñoo wax ne kii moo ñu doy fal nañ ko pour mu jiite réew mi tey jii bu élection amoon ñu jaarale ko ci yoon tey Ousmane Sonko remporté élection yi au premier tour léegi nag kooku ñu boole ko ak benn xale bu ndaw pour mu yàq àddunaam ngeen bëgg sénégalais yi nag toog parce que dafa menacer seen ay intérêt yéen ñu ëpp yu ànd ak Macky Sall ak yéen ñi nga xamante ni sax àndu leen ak Macky Sall waaye Ousmane Sonko lu muy prôné ak lu muy incarné arrangé wu leen parce que da ngeen a bëgg di toog muy dox di taxawaalu muy dox di tëdd muy dox di am xaalis du ngeen sonn loolu moo leen métti fu mu nekk nii occasion bi ñu bëri ñu ngi ciy profité da nga ciy gis ay journalistes gis ci ay communicateurs traditionnels
gis ci ay ancien commissaire ku ci mel ni commissaire Cheikhna Keita moom dafa waroon tëj gémmiñam parce que moom mooy première victime mu Macky Sall bi Macky Sall faloo moom la njëkk a dàq moom. xaw ma ndax yéen a ngi koy fàttaliku wala déet Macky Sall bu mu accéder au pouvoir commissaire Cheikhna Keita la njëkk a dàq ci administration bi parce que dafa nekkoon OCRTIS mooy brigade boobu nga xam ne mooy xeex affaire yu drogue ak yooyu noonu ñu takkal ko ci affaire yu drogue président bi dàq ko parce que drogue bi dañoo waxoon ne dañ koy incinérer te incinérer wuñ ko woon moom nag léegi mu ñëw tey di profité ci occasion ne day attaquer Ousmane Sonko pour faire plaisir à Macky Sall bi ko toroxaloon dàq ko jiñ ko na ko yow drogue bi incinéré woo ko mais da ngeen ko jël def ci ay diil jaay ko ay ñàkk mais man Sénégal kañ lay nit ñi di sérieux laa xamul quoi dafa bëri ay faux type am na ñoo xamante ni il ne représente rien tekkiwuñ dara Ousmane Sonko da leen a gën jikko gën leen demin léegi loolu daf leen a métti parce que dañoo jaloux dañoo fiir ñu ci bëri tey bu ñu sañoon dinañ mel ni Ousmane Sonko am jikko yu rafet yi Ousmane Sonko am di prôner pour la bonne gouvernance transparence justice équité égalité mais mënuñ ko parce que ils sont pas honnêtes Sonko est plus honnête que léegi nag loolu moo leen métti am na si ñoo xam ne même bu ñu àndut ak Macky Sall sax duñ ànd ak Ousmane Sonko parce que dañ naan booy bi li mu am ñun amuñ ko te ñun yàgg nañ ci politique am ñoo xamante ni ay moromam lañ te defuñ sax politique ñu ngi ci yeneen secteur mais dañoo iñaan dañ ne kii succès bi mu am ci politique lii masul am ci histoire politique du Sénégal kon kii duñ ko bàyyi muy am succès suñ kaw. am na ñoo xam ne tey ku leen laajoon na leen Macky Sall jalgati constitution bi amaat beneen mandat ba 5e mandat su Ousmane Sonko naree falu soo leen laajee Ousmane Sonko falu ak Macky Sall def 6 mandats billaahi ñu ne na Macky Sall def 6 mandats te d'accorduñ sax si 3e mandat wu Macky Sall bi mais loolu parce que dañoo bëggante wut. gis ngeen Sénégal nag kenn moomu ko ñëpp ñoo fa bokk yem Macky Sall moomul Sénégal baayam moomul Sénégal yaayam moomul Sénégal seen famille moomul Sénégal te Sénégal du royaume c'est une république mooy lu ñëpp bokk. dañu am indépendance 1960 teg suñ ay institution donte boobu ba léegi sax lu ñu bëgg ci ay institution war a melagu ko dëgg waaye ñu ngi ciy xeex loolu moo tax ñuy xeex di wax parce que ñi génn ngeen leen di xas te nekk ci réew tubaab bi lu ñu gis ci réew tubaab bi dañoo bëgg mu am Sénégal parce que tubaab bi amuñ dara lu ñu gënee lu ñu am war nañ ko mën a am loolu moo tax ñuy xeex léegi nag institution yooyu nga xamante ni c'est des institutions fortes ça doit être des institutions fortes loolu lañ bëgg ci Sénégal mooy assemblée bu moom boppam donte président bi dafay am majorité mooy exécutif boo xamante ni président ba dafay honnête président ba du jeng du ne man APR mooy sama parti képp ku nekk APR yow laay def ministre soo nekkee ci opposition bi ànd ak man wala nga nekk ci société civile bi bokk ak man gis-gis du ma la def ministre du ma la def directeur du ma la def PCA mais pour lan te ñun ñu bokk Sénégal ñun ñëpp. léegi nag am na ñoo xamante ni ay naafeq lañ ñu ngi gëmloo Macky Sall ne ko yow Sénégal yow yaa ko moom te loolu amul ku koy gëmloo Macky Sall da nga koy nax te moom war na xam ne dañ koy nax Ousmane Sonko ay xale ñoo am ci moom yaakaar muy jeunesse sénégalaise bi ay mag am ci moom yaakaar ndax programme mu nekk sénégalais am droit am ay ambition présidentielle te dina nekk président par force parce que le peuple est souverain te Macky Sall peuple bi dañ ko war a wan carrément na ko yow moomoo Sénégal le Sénégal ne t'appartient pas dégg ngeen tey ki nga xam ne moom mooy gorom dafa bett ñëpp mooy Adama Faye gorom bi tey bett na ñu bëri parce que ñu bëri jàppoon nañ ne dina bokk ci affaire yi ñàkk fayda yooyu noonu mooy suq yi topp Macky Sall ba lu Macky Sall def neex na leen wala dañuy profité ci occasion wu Ousmane Sonko pour yàq Ousmane Sonko su ko defee dañuy foog ne dañuy neexal Macky Sall pour faire plaisir à Macky Sall loolu lañ ci jublu te fekk jubluwuñ ci loolu. luñ ci jublu mooy toog ca nguur ga yàgg fa di bénéficier wu ci ay privilèges état ay avantages di sàcc di randal loolu rek moo leen tax a jóg waaye nag on va pas se laisser faire lii c'est une occasion pour ñu jóg jàmmaarloo ak ñii chaque jour nag nit ñi ñu ngi wax naan da ngeen a bëgg a taal dëkk bi gis nga fii ku fi oote révolution wala nga fiy oote
résistance ça ne veut pas dire que dañuy guerre wala dañuy xeex wala dañuy rayante loolu kenn souhaité wu ko Sénégal bu ñu sañoon lépp lu ñuy def dañ koy def pacifiquement peuple bi pour mu wan ne moom dafa souverain tey su bëggee lii dakk dafay génn occuper ay place ne lii na dakk pacifiquement su fekkee nag ñoom dañoo indi violence ñu jàmmaarloo ak ñoom wan leen carrément ne leen dëkk bi moomu leen ko parce que dañoo warta nangu ñu jël benn doomi Sénégal boo xamante ni dafa am ay ambition pour réewam ñu ne ko yow doo fi amee ambition doo fi nekkee président mais ñoom ñooy ñan est-ce que ñoom ñoo moom Sénégal Sénégal nekk république nekk démocratie Macky Sall ci démocratie boobu noonu lañ ko falee démocratiquement mu nekk candidat am jàmm ñëw ñu jox ko ñu fal ko en 2012 mu sàcc élection yi 2019 sénégalais yi nag teg léegi nag mu jàpp ne sénégalais yi dañoo tàppet les sénégalais sont peureux gars yi nag dinañ la xamal lenn gis nga mbiru Ousmane Sonko bi nii boo ko tegul ci suuf kii sa départ mën na fa jógee ko te les sénégalais sont déterminés parce que signal bi joxe nañ ko en keroog mooy bi ngeen ñëwee kër Ousmane Sonko di fa jéem a semer terreur ñëw di provoquer ses partisans ba ñu wàcc taal dëkk bi bu ñu sañoon dëkk bi du tàkk waaye nag dëkk bi bu tàkkee ci yéen la yéenay responsable parce que dossier Ousmane Sonko bi fi ngeen ko indi nii lépp politique la te xam nañ ne c'est une cabale te cabale boobu Sénégalais yi dañoo teel a yeewu ci loolu parce que ñëpp yëgoon nañ ko ñëpp xamoon nañ ne lu mu yàgg-yàgg di ngeen dal ci kaw Ousmane Sonko parce que njëkkeewu leen ko ci moom adversaire ngeen di bañ fu nekk jéem ngeen ko fa ut lu nekk jéem ngeen ko taqal jàllut jéem ngeen ko fi salafis wax ne dafay liggéey ak Daesh wax ne dafa contre këru diine yi lu nekk ngeen wax ko jiñ ko fi rebelle Sénégal yi di ko gën a bëgg même këru diine yi ngeen koy jéem a jaxaseel jàpp na Sénégal ku fa nekk da nga war a gëm këru diine yi par force loolu ngeen def seen bopp bi ngeen foog ne bu ngeen ko jaaree foofu après Sénégal yëpp dañ koy bañ te ñaata at ñu nekk Sénégal ñun gis ay nit ñoo xamante ni bokkuñ sax diine ñi ay chrétien la gis ay nit ñoo xam ne ñoo bokk diine te bokkuñ ci tarixa yi ay Ibadu Rahman lañ est-ce que mas ngeen taxaw di stigmatiser ay Ibadu Rahman di leen beddi naan non ñii ay Ibadu lañ wala ñii ay salafiste lañ mais si Ousmane Sonko lañ ko commencé parce que Ousmane Sonko arrangé wu leen Ousmane Sonko dàllam sax moo leen gën te li ngeen koy takkal nii maa bëggoon xale yu jigéen ñi nekk Dakar di wax ak xale yu nekk Paris fii bu ñu génnoon ñàkk sutura di wax wallahi kon dëkk bi toj am na jigéen ñoo xamante ni lu ñu xam bu ñu ko waxoon ci ay ministre ci ay député ci ay directeurs généraux ñoo xamante dañu am responsable ci état am responsabilité ci état ñooñu bu ñu génnoon wax dëkk bi dafay toj su boobaa da ngeen xam ne Ousmane Sonko dàllam sax moo leen gën du sax seen morom lu ñu xam ne Ousmane Sonko dafa jub dafa jullite loolu moo tax nag ñu ne léegi nañ ko jaar ci affaire yu mœurs comme que jaar nañ ko fu nekk mënuñ kaa am gis nañ ne sàccul xaalis malgré yàgg na impôt et domaine def na fa 15 ans te gis nañ ne impôt et domaine boo fa jaaree nekk inspecteur am responsabilité foofu surtout Ousmane Sonko responsable la fa woon chef la fa woon te amul xaalis benn kër la am te simple inspecteur des impôts et domaines da nga leen di gis Sénégal ñu am xaalis ak inspecteur des douanes am xaalis boo xam da lay wóor ne lii seen salaire mayu leen ko lu leen ko mooy di racket nit ñi ñu leen di corrompre alalu corruption moom la ñuy lekk di ci dundal seen njaboot ñu ci bëri du ñëpp nag je vais pas mettre tout le monde dans le même sac am ay terrain am ay tool am ay biens yoo xamante ni ci l'argent du contribuable sénégalais ci lañ koy jëlee ci ndoddu sénégalais yi ñun ñi nga xam ne dañuy fay TVA di fay impôt suñu xaalis boobu la ñuy jël ñoom benn bande d'association de malfaiteurs boo xam ne defuñu sax 2% de la population ñoom ñooy nekk ci kaw ñi nekk ci administration bi ñi nekk ci nguur gi gouvernement bi di paccoo Sonko ñëw nag ne man lii d'accorduma ci claté deal bi na leen nag gis nga système bii nekk fi depuis 1960 système bi dafa pourrir il faut que ñu débarrasser wu ak ce mauvais système là xàll yoon bi bind livre solution xale yi nga xamante ni dañoo démystifié woon li nga xam ne moom mooy politique buñ déggee politique sax dañuy fàtt seen nopp yi bëggatuñu woon gis politicien bu nit di ñëw di wax sax waxu politique dañ naan non ils sont tous pareils c'est des menteurs ay fenkat lañ
am na ñoo xam ne daawuñu voté bàyyi woon nañu voté les sénégalais de la diaspora daawoo leen dégg sax ñuy wax mais bi Ousmane Sonko ñëwee ñëpp dañoo retrouver wu ci programme Ousmane Sonko bëggaat politique xam ne am nañ chance fu mu nekk nii pour génn ci lu ñu nekk loolu si Ousmane Sonko lañ ko gisee. léegi nag loolu ñoom arrangé wu leen seen défaite la léegi nag ñu ne kooku di incarné yooyu dañ koy jël ñu faagaagal ko fan lañ koy jaarale mooy lu gën a salté lu gën a tilim mooy affaire jigéen boole ak benn xale boo xamante ni maanaam dafa vulnérable ndeysaan Adji Sarr utiliser ko xam naa ne sax moom fa mu nekk commencé na sax am problème bopp parce que pression bi àttanu ko te coow lii nii yëpp moom xam na ne ci moom la jógee te ay nit ñoo ko utiliser te ñi ko utiliser instrumentaliser ko am nañ ay jarbaat am nañ ay doom mais defloo lu ñu leen ko ñu jël doomi jàmbur defloo ko te ci début bi la yàlla àtte xam ne ñii c'est des menteurs ay fenkat lañ ñoom ñëpp yàlla suturaal Ousmane Sonko ba borom salon ba moo njëkk a setal Ousmane Sonko mooy li ma leen di wax ca yonent yàlla Yusufa bañ ko jiiñee viol ba wa shahida shahidun min ahliha am ca kooku àtte ci saasi loolu moom la xat yi def borom salon ba moo njëkk a setal Ousmane Sonko jëkkër ji ñëw setal ko wax dëgg deuxième masseuse ba mami je pense que mami la tudd moom it ñëw wax dëgg te bu faral doon am xañ na ñoom la ñuy faral parce que ku la gën a jege koo xamante ni ci yow lay liggéeyee xale buy liggéeyee ci yow góor bu ñëwee violé ko génnee ay armes menacé ko de mort mais bu feeñee yow moom ngay jàppale mais Ousmane Sonko yàlla moo ànd ak moom dama leen di jox benn misaal rek gis nga boo nekkee ci dëgg yàlla yow lay àndal yàlla dëgg rek la bëgg yonent yàlla Muhammad bi ñu ko persécuté dàqee ko moom Aboubacar ñu ànd dugg ci biir ravin bi benn ravin mooy xur ba alxuraan wax ne saaniya isnayni izhuma fil ghaar xam nga bi Aboubacar commencé di tiit di jaxasoo xam nga nan la ko yonent bi wax daf na ko inna allaha maana yàlla mu ngeeg ñun Dieu est avec nous mais ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ñitu dëgg yi ànd ak Ousmane Sonko Dieu est avec nous gëm leen ne nous avons gagné le combat depuis longtemps parce que ñun dëgg lañ bëgg ñun bu ñu neexoon ñu ànd ak Macky Sall ñaata nit ñoo nekk Sénégal xam ne nag ba foofu la dee ci nguur ga soo ànd ak Macky Sall am jàmm di bénéficier wu ci ay privilèges état doo sonn doo am benn problème mais ñun choisir uñ lool ñun fu ñu choisir moo gën a métti fu ñu choisir mooy fi nga xam ne fa la dëgg féetee te affaire bi du ànd ak Ousmane Sonko rek de affaire bi ànd ak dëgg la maanaam Ousmane Sonko dañuy ànd ak moom jàppale ko pour ñu commencer yoonu dëgg bi jël yoonu dëgg bi la voie de la vérité yoonu dëgg bi dañuy gunge Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko waxuñ ne mooy Messi wala mooy yàlla wala mooy yonant ba day ñëw régler tous les problèmes du Sénégal mais day ñëw xàll yoon bi ñeneen ñi suivre ko pour ñu dem ci développement te développement li koy indi mooy il faut bonne gouvernance am ñu xeex li nga xamante ni moom mooy impunité dóor doom làkk doom il faut corruption bi dana fa dëñ jaarale lépp ci yoon l'homme qu'il faut à la place qu'il faut kenn ku nekk fa nga war a nekk sa ay compétence moo la fa war a teg waaye warul nekk poste politique lu ñëpp bokk ku nekk gis ci sa bopp loolu Ousmane Sonko woote don de soi lu ñëpp bokk ku nekk dañ cee war a gis sa bopp mais Sénégal ñun ñoo fal Macky Sall mais ñoom ñoo ñu ëpp sañ-sañ ci Sénégal tey ñoom dafa mel ni ñoom moom Sénégal ñoo occupé lépp benn jour maa leen di jox exemple ci RTS télévision nationale laa la wax de boo xam ne Macky Sall moo ko aakimoo te pourtant bi fi Ablaye Wade nekkee mais loolu lañ ko doon reproché naan Ablaye Wade dafa aakimoo télé bi opposant du fa génn kenn du fa wax lu naqari Ablaye Wade léegi nag Macky Sall bi mu nekkee victime mu Ablaye Wade dañu ànd ak moom di xeex ci événement wu 2011 yi ba Mamadou Diop dee ci mais yooyu yëpp moom bokkoon na ci programme am ne bu ñëwee yooyu yëpp daf fiy dañ programme am ba léegi nit ñi ñu ngi koy jàpp ay gouvernance sobre et vertueuse la patrie avant le parti yooyu yëpp moo ko daan wax impunité bii nii tey ci moom la gën a bonee tey Ablaye Wade bi mu fi nekkee am na ñu bokk ci ñoom ñoo xam dañu leen doon tëj Modibo Diop ci Ablaye Wade la nekkoon tëj nañ ko kaso te boobu Ablaye Wade mu ngi nekk président mooy bi mu nekkee ASER agence de l'électrification rurale
mu sàcc 2 milliards ñu jàpp ko tëj ko ci kaso bi te Macky Sall gaayam yaa ngi fii détourné fi ay 94 milliards ñii ñu épinglé leen ci ay milliards et milliards ci ay surfacturation mais bu Sénégalais yi nekkee di génn di coow moom da leen di récompenser. Siré Dia épinglé nañ ko fi ci poste Cheikh Omar Anne kudd ci ay surfacturation jënd ay kilo ñebbe xaalis bu bëri mais bi Sénégalais yi nekkee di coow daf ko jël yóbbu ko def ko jëwriñ ji nga xamante ni moom moo yore njàng mu gën a kawe ministre de l'enseignement supérieur jëlee fa Mary Teuw Niane un éminent professeur mu jël ko sànni fële ne Sénégalais yi daal duñ dara xam nga Macky Sall ñun respecté wuñu comme ñu ngi nekk fii di critiquer sama waa ji xaaral sax ma gën a tàngal seen xol jël ko yóbbu ko jox ko ministère bu mag mooy enseignement supérieur yore université yi jàng bu kawe bi xam nga loolu mooy man respecté wu ma leen. léegi ñu ñëw ci ki nga xam ne moom mooy borom kéwél yi mooy ministre de l'environnement Abdou Karim Sall kooku dafa xaar ba ci couvre-feu bi laa la wax de en plein couvre-feu mu dem Ranérou Ferlo fekk fa suñ ay gazelle oryx gazelle yi nga xamante ni dañoo nekk en voie de disparition wala en voie d'extinction mu sàcc ko sàcc laa la wax de parce que da ko doon nëbb te garde forestier yi ñemewuñoo wax boo waxee moom mooy ministre bi da lay créer le problème jaay la doole abus de pouvoir ñoom xam nañ ni ñoom doole rek la ñuy jaay am na si ñoo xam ne d'accorduñ ci mais luñ ci man dañuy noppi rek parce que boo waxee ñu dàq la wala ñu jël la mise à pied la sanctionné la affecté la fu sori wala ñu mettre la dans le frigo doo ci mën dara parce que ñoom seen lépp doole la Macky Sall ak ñi mu àndal Abdou Karim Sall boobu moo sàcc suñ ay kéwél jël ko ne daf koy yóbbu ci domaine privé moom bi mu ko yóbbee ci domaine privé bi transport bi baaxul kéwél yi am yu ci dee am na ñu wax ne daf kaa dibi ñu ne dafa jël sànni te loolu Sénégal yëpp ko moom loolu ku ko defoon ci dëkk bu sérieux tey dëkk boo xam ne njiitu réew ba il est sérieux respecté ñamu jiite mais kon kooku du fanaan il serait être démis de ses fonctions ci lendemain ba lañ koy dàq mais gis nga sénégalais di coow di wax ba bëgg a dee waa ji def remaniement bi réaménagement la sax mu tuddee ko remaniement mooy bu mujj bi maintenir waa ji ci postam wan sénégalais yi encore une fois ne leen faalewuma leen du ngeen tous te ñun ñoo ko fal mais loolu nag soo gisee Macky Sall yàpp ñun ñoo ko def suñu bopp parce que Olof Ndiaye def ne bukki bu yabee waxambaane ci doxin ba la bukki bu yabee waxambaane ci ni muy doxee la xam nga lu tax Olof Ndiaye wax loolu mooy boo nekkee ci àll bi nii dajeeg benn bukki soo wanee bukki bi ne ko da ngaa tiit rek da lay attaqué songu la mais soo àndeek fermeté di dox di ñàngal wane na yow góor dëgg nga bukki bi du la mës a songu mais ñun dañoo bàyyi Macky Sall muy def lu ko neex di poser ay actes loolu moo tax tey ji ñu bëgg a éliminer Sonko nii parce que dafa yàgg làmb muy nooy lu nekk def na ko fi lu nekk def na ko fi mu jàll gaayam mi di def scandale façon scandale bu nekk gars yi def nañ ko waa ji di leen protéger ba pare bu toogee ak Sénégal yi da leen di saaga Macky Sall des fois sortie yi muy def wax yi muy wax mu jàkkaaroo ñun saaga ñun ndey sax moo ko gën parce que toog na fii 31 décembre mais am na ñoo xamante ni boo leen jàppee dëkk bi dafay tàkk quoi kenn du leen jàpp déjà moom dafay jëfur parce que li ñu koy waxal dëgg la dafa teg loxoom ci justice bi xam naa ne justice bi ñu déggal la war nañoo rus ñoo xamante ni seen pouvoir bopp lañ amee président bi mooy toog di dogal di wax ne am na ñoo xam ne ku leen jàpp dëkk bi tàkk loolu président France ñemewu ko bu ko defoon jour boobu du fanaan ci palais bi de dañ koy destituer dañ koy wàccee parce que ñooñu dañoo nekk ci vraie république nekk ci vrai état de droit caaxaane wuñ ay état de droit mais tey Sénégal kuñ tëj rek opposant buñ jàpp tey dañuy wax ne Macky Sall moo ko jàpp justice bi moom kenn respecté wu leen Macky daf leen a décrédibiliser képp kuñ tëj kaso opposant wala koo xam ne àndut ak Macky Sall comme Boubacar Seye mi nga xam ne moom lañ tëjoon temps yi ndax dafa wax dëgg wax ne xaalis bu Union européenne di jox Sénégal pour mu financer ndaw yi ci ay projet pour ñu bañ a jël ci gaal yi xaalis bi fan la nekk posé wu la question
te loolu moom waa Union européenne ñoo ko wax de parce que da doon dem ay séminaire fu nekk mu fay dem ñu jàpp ko tëj ko bi ñu ko tëjee lan lañu wax Macky Sall moo ko tëj. Karim Wade demande la woon demande sociale la woon ñëpp ñoo doon laajte naan Karim Wade kañ lañ koy atte parce que papaam da ko joxoon super ministère muy buum di buum yi am na sax ñu ko doon tooñee ne ministère du ciel et de la terre war na rendre compte mu ñëw rek ndeke moom loolu intéressé ko de pour Karim Wade rendre compte Sénégalais moom dafay acharné wu parce que Karim Wade moo taxoon ñu dàq ko assemblée nationale mu démissionné ci parti bi léegi nag nee na comme nekk na président moom day fay wante mais Sénégalais yi ñoom dañoo bëggoon ñu jaarale Karim ci yoon teg ko ci yoon atte ko mu indil ñu ay leeral ci xaalis bi nga xamante nii moom la doon gérer muy xaalisu annoncé bi nga xam ne moom la ko Macky Sall oowee woon fële na la assemblée nationale ba mu indi problème bañ bundu xataal ci Macky Sall poussé ko à la démission mu démissionné léegi nag ñu ne comme Macky Sall loolu moo taxoon mu jógee ko parti démocratique sénégalais démissionné à l'assemblée nationale dem à la conquête du pouvoir yàlla jox na ko nguur gi léegi nag comme mooy président léegi reddition des comptes dafa war a am te Karim Wade dañ ko war a juger nga ñëpp bëggoon nañ ko mu jaarale ko ci yoon léegi nag moom jaarale woo ko ci yoon moom acharnement la demee pour wan Karim na ko voilà yéen a ma doon jéem a fontoo di ma jéem a toroxal léegi nag nekk naa président tey nga xam jàpp Karim Wade xañ ko ay droit yam nit bu rayee nit sax xanaa dina am ay droit précipité affaire bi cour de répression enrichissement mu indiwaat ko parce que boobu Abdou Diouf moo ko créé woon 81 Abdoulaye Wade bi mu ñëwee bàyyi ko muy nelaw Abdou Diouf sax daf ci teeloon a génn moom Abdoulaye Wade ñëw laalu ko Macky Sall ñëw parce que dafa amoon haine dafa bëggoon a venger wu ci ay nit xam nga léegi nag mu ne xaaral ma indiwaat cour de répression enrichissement illicite bi njëkkee ko ci Karim Wade mu def benn liste de 25 personnes une liste de 25 personnes Karim Wade nekk à la tête ndeke moom Karim Wade rek moo ko intéressé woon daf doon nax sénégalais yi moom da doon régler ses comptes avec Karim Wade mais réglé wul compte Karim Wade ak sénégalais yi te sénégalais li ñu soxla woon mooy seen xaalis fan la ko Karim Wade def fan la dugg na leer ñu jaarale ko ci yoon juridiction internationale yëpp wane ne Karim Wade atteem bi jaarul ci yoon dañoo jalgati ay àqam ak ay yelleefam Macky na je m'en fous lu ma bëgg ci Karim Wade sax mooy na génn dëkk bi Karim Wade génn dëkk bi lu tax Karim Wade nangoo génn dëkk bi moom tamit man loolu boobu tey daf maa jaaxal ba pare nekk xatar du wax Karim Wade doo gis mu def vidéo te fu mu nekk nii xanaa boo nekkee ci bitim réew xanaa Souleymane Jules Diop sax bi mu demee exil daan mu def ay vidéo Adama Gaye ma ngay exil day def ay post ak ñeneen mais yow nga ne opposant nga ñu jël la xañ la sa ay droit tëj la ba mu daf laa tëj ba mu neex ko mu génne la dugal la jet privé na la acca génnal dëkk bi nga nangu ko loolu tamit man jaaxal na ma lool te Karim kenn du ko dégg mu wax te ba léegi am na ñoo xam ne ñu ngi ànd ak moom loolu jaaxal na ma mu nangu ko waaw donte lu ñu ko teg jaaduwul mais li tax mu nangu ko man jaaxal na ma ba léegi nag li mu bëggoon ci Karim Wade def na ko am na ko waxuma la dara mais ñàkk colère gi mu ci booleel ak ñàkk teggin gi Abdoulaye Wade bi nga xam ne mag la amul lu dul ñaari doom taawam di Karim Wade si njëli topp ci mu séparé ko ak doomam te Abdoulaye Wade moo ko def lu mu nekk moom Wade moo tax tey sénégalais yi xam ko moom ba mën ko def président malgré ñoom ñaar amoon nañu ay problème mais erreur mënul ñàkk l'erreur est humaine ku dul juum amul te boo yoree nguur dafa am ñoo xam dañ lay wër dañ lay gëmloo yoo xamante ni amut ba yow da ngay juum le pouvoir rend fou gars yi sax dañ koy wax nguur dafay dofloo nit tey jii mënoon na am kóllëre tey ci digganteem ak Abdoulaye Wade ak lu ko Abdoulaye Wade manti def moom li ko Abdoulaye Wade defal moo ëpp parce que koo xamante ni moo la présenté Sénégalais yi ba Sénégalais yi wóolu la nga mën a dem participer ci ay élections bañ fal la bu jaaratoon ci nguuru Abdoulaye Wade du yomb parce que dafa jaar ci nguuru Abdoulaye Wade en commençant par directeur général de la Petrosen ñëw nekk ministre des mines ministre de l'intérieur premier ministre président de l'Assemblée nationale il a occupé pas mal de postes dans le gouvernement de Wade te bu neexoon Abdoulaye Wade du ko def parce que am na ñeneen ñoo xam ne ñoo gën a yàgg ak Abdoulaye Wade te loolu yëpp amuñ ko fa ku ci mel ni Idrissa Seck bi muy nekk ak Abdoulaye Wade ak ñoom Ousmane Ngom donte Ousmane Ngom am na benn moment boo xam ne jàmb woon na ko bi Abdoulaye Wade jëlaatee nguur gi la ñëwaat ñoom ñëpp defalu leen lool mu defal ko Macky Sall nga xam ne moom AJ la nekkoon foog na AJ wala LD daal ñaari parti yooyu nekkoon na ci benn doon fa milité moom Mimi Touré
bokk ci ñu mujjee ñëw ci parti bi benn jour maa ngi dégg Farba Senghor temps yi mu amee ak ñoom problème quoi mooy avant muy jubóo ak ñoom léegi moom seen copain la quoi dellu si na nee na bi ñu faloo bees en 2000 Ablaye Wade dafa fàtte woon Macky Sall quoi boobu ñoom ñu ngi dëkk Derklé loué foofu noonu quoi moog Marème Faye benn studio foofu mooy pharmacie Derklé bi yeneen koy xam ngeen ko boo ñëwee ba ci rond point xaar yàlla bi nga tourné nii mel ni kuy dem ay castor yooyu noonu am na benn pharmacie bu nekkee nii à droite ñu koy wax pharmacie Derklé kër googu la dëkkoon moog Marème Faye nee na Farba Senghor romb Marème Faye ci oto ci VDN bi xam naa ci poste courant beeg yooyu fii gars yi di entraîné foog naa foofu la wax Farba Senghor mooy nettali de nee na Marème Faye daf ko seen rek xàmmee ko nag ay Farba